Rafah TV, une chaîne de télévision culturelle et religieuse. Rafah TV ñëppay dañ agréer. liñ ci wax rek mooy li nga xam ne moo waral jëf ji ndax dañoo gis ne mbir mi ñaan moo ci jiitu dañuy wax ñaan fagaru te foog naa ne tout tànk yi nekk fii xamuguñu dara kenn mu ci bàkkaar bi su set ñu dëkk di jàng alxuraan ñooñu jàpp nañ ne buñ ñaanee suñu borom dana ko nangu kon barke boobu moom lañ ci sakku moo tax ñu def lii ñu indi ko nag teg ci loxol sëriñ Xaali Jaxate foog naa jokkoo na ak sëriñ Bass Abibou ngir ñu jox ko daara yi nga xamante ne bii ñoo ne ci dëkk bi yëpp waaye ñoom ci seen loxo lañ ko teg ngir ñu séddalewaat ko di ñaax itam nag képp koo xam ne mën na ko mu def loxoom ci daara yi ndax ñoom itam dañoo def lu am solo ndax fi mu toll nii confinement bi ñu wax ñoom déjà def nañ ko ndax barki démb nee na ma xale yi doon jàng di ñibbi toog nañ seen i kër xale yi nekk en internat ñoom ñoo fi nekk te kenn dutu génn gis ngeen même ñun bi ñu ñëwee sax mbooloo ñi ñu àndal kenn dugul ci daara ji pour protéger xale yi comme nag toog nañu mënatuñoo dem fenn mënatuñoo dikk dañuy aaju woon ndimbal dañuy soxla woon ndimbal moo tax aussi ndimbaloon dañ leen koy sakkul ci mboolem képp koo xamante ne bii mën na ko mu geesu daara yi ak fépp foo xam ne fa la mën a nekk lii dañ ko def rek ci mu dugg itam ci li nga xamante ne bii mooy fi nga xam ne fi le président aussi teg daara ak ni mu ko fonke ci loolu ñu xool ba tax ñu def lii defal ko waaye itam defal ko ki nga xamante ne bii aussi mooy Cheikh Mamadou Mountakha mi nga xam ne mooy borom dëkk bi
te yilif lépp luy Touba te moom mboolem daal yi nga xamante ne bii ni ngi fi nekk yëpp kon fii loolu rek laa ci sànni ci ay kaddu li ngi des xam naa dañuy bàyyi ba bu état bi yëpp jeexee ñu soog ko résumé incha allah. ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen ndokkeel ci jataay bu tedd bii ci turu Cheikh Mouhamadul Bachir ibnu Cheikh Habib mi nga xam ne mooy njiital rabita bi ci turu Serigne Bachirum Serigne Fadilu mi nga xam ne mooy président d'honneur bi ak kilifa yi nga xam ne ñoom lañu àndal ñu nekk fii te ñuy responsable cellules yi nekk ci biir dëkk bi sëñ Cheikh Abdou ñu ngi lay delloo nuyoo di nuyu it monsieur le préfet ak délégation bi ngeen àndal di gannaaw bu ñu sante yàlla suñu borom tabaraka wa taala jéggalu ko ñu ngi leen di sant bu baax ndax da ngeen ñoo dëgëral ci li nga xam ne ci lañ nekkoon ku ne xam na ne lii xew mbiru suñ borom la ay nattu ñu koy moo xam nuñ ko mën a tudde ci nattu yi suñ borom di wàccee la l'islam nag jiitu na ñëpp ndax ci wàllu prévention lii ñuy wax tey ñu di ko garaawal l'islam moo ko jëkke woon muy quarantaine loolu hadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam dikk na ci Seydina Omar tatbiix mooy appliqué na ko ba l'islam xam ko bu baax a baax defe naa boo dégloo discours yi religieux yi ñu ci bëree bëri wax nañ ko su dee wàllu set aussi l'islam moo ci jiitu ndax lu bokkut ak cangaay yi sax waaye bis bu nekk nga jàpp juróomi yoon gën jaa néew kon yu mel noonu yëpp lu l'islam wax la su yàlla dogalee nag ay kilifa yi àddina yoo xam ne bàyyi nañ xel lu mel noonu ci seen askan loolu dañ ciy sant suñu borom bu baax a baax de manière générale su dee ku mel ne yow nag nga xam ne ku ne xam na ni sa lépp diine la kon soo dellusee ci daara yi di ci def moom sa kër nga ñëw kon loolu yi du tee nag ci dañuy bokk ñun ñi nga xam ne li arab di wax la sukra illa alal waajibi ñun loolu la ñuy wax ki def lu ko war moom la ñuy sant ndax bari na ñu defut la leen war kon ku def lu ko war dañ ko ciy sant kon ci cadre boobu ci turu kilifa yooyu ma tudd muy kilifay rabita bi ak ñii fi teew ak membre yi des te teewuñu te ni nga ko sàkkoo woon nga xam ne waxtu wii du waxtu dajaloo lii dafa mënta ñàkk rek ne kon mbooloo dina gën a bari ñi ngi sant bu baax di rafetlu jëf ji waaye surtout di rafetlu appel yooyu ngeen lancé parce que bii décret boobu jubee daara yi consulté wu nañ waxtaan xool situation bi lu mu laaj ñu lañ ca man ñu def ko mooy noonu nga ko waxee rabita bi jël xaraaru donga yi jàng di ñibbi ñu tëralal leen ay programme jox leen ko ne leen nañ ko sàmm ci kër yi ba nag waxtaan ceeg waajur yi ne leen nañ ci taxawu ba bu ñu génnee bu ñu nekk ci mbedd mi ñeneen ñi ci des it ñu tëye leen ci biir daara yi te yokk conditions hygiéniques yi ak yi demee noonu appel boobu ngeen ci lancé it bu am solo la ndax ku ne xam na ne am na ci daara yoo xam ne ñun am nañ ci jafe-jafe mooy daara yi nga xam ne dañu daan yalwaani xëy na ñooñu fi mu toll nii ku ne xam na ne moom li ci mbedd mi ku ne xam na ko exposé wu ci danger la kon suñ leen gënee mën a yaatalal jàppale gi ba ñoom ñu am luñ mën a toogee dana gën a doon dimbal lii nag moom daara yëpp a ko soxla yi daan yalwaani ak yi daawul yalwaani moo tax geste bu rafet la sur le plan humanitaire kon ci waaye même sur le plan religieux côté boo ko ci jël rek lu positif la loo xam ne ñu ngi leen ciy sant tey ñaan ñi nga xam ne suñ borom mën na loo leen ko yëpp appel bi ni nga ko defee ñu roy la ci ndax gis lu baax roy ko it ci ak mat la bokk kon daal ci tënk bu gàtt rek ñi ngi sant bu baax a baax dañuy wattandiku taxawaay bu yàgg bi mbooloo mi waaye sant nañ daal ci jëf ji tey ñaan suñu borom mu dolli kattan gi ndax koo xam ne loo man lislaam yëg ko ku lislaam ñor daf laa war di ñaanal kon ñi ngi leen di ñaanal yokkute tey ñaan jàmm ci réew mi suñu borom teggi nattu bi te teggi ko ci àddina bépp ndax fenn fu mu am rek nit ñi duñu am jàmm te jàmm moo jiitu lépp kon yal na yàlla delloo si xel yi dal delloo si jàmm ba lii doon lu ñuy waxtaane tam bañ a am jeexit asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. jërëjëf. برحمة الله ونعم
dëgg yàlla def nañu ay daara yéen a ngi si ànd ak ñun ñu ànd si avec le ministre conseiller monsieur Seigne Abdou Lahad Mbacké Gaynde Fatma donc wër nañu dem nañu fu nekk dem nañu ba si pépinière bi nga xam ne bi mooy pépinière kër Maam Diarra bi ngeen di fi foofu la ñuy dalal xale yi ñi nga xam ne bi seen i waajur yi dañoo teel a génn àdduna yëpp ñu yar leen foofu visité nañu foofu tamit jox na leen ay don tey jii tamit ñëw nañu fii si Daaru Marnaan fekk fii daara bi nga xamee ne bi Serigne Mountakha Bousso sëñ Sam Bousso ak Serigne Mor Bousso ñoom ñoo ko jiite tamit fii si Daaru Marnaan mu nekk daaru alxuraan gu mag a mag a mag donc moom it mu ñëw fii jox leen ñoom it ay produits donc moom tey lu ko yëkkati woon mooy daara yi te dafa dewoon benn section bi nga xam ne bi si ndimbal mi dañ leen si xawoon fàtti tuuti moom nag ñëw na wane ni fii kër daara yi war nañ leen jàppale nu baax a baax jàppale sëriñ si pour ñu faggute si jàngoro bi nga xam ne moom mooy lëmbee àdduna ñu koy woowee Covid 19. donc di wax ne rek lu war la ndaxte daara ay xale fa nekk te xale dañ leen war a faggu parce que jeunesse bi ñoom ñooy doon ji ëllëg ay kii ay ñooñu fi ñoom ñoo ñu fi remplacer ëllëg moo tax ñu war leen tamit aar jàppale leen ba nga xam ne bi jàngoro bi daañu ko mën a moytu daañu mën a faggu ñu conscientiser seen sëriñ si ñu waxaat encore rek comme nu ma ko waxee woon si daara ba la ñu njëkkoon visiter que sëriñ si ñu moytu rek xale yi di dugg di génn ak xale yi di dem di taxawaalu si mbedd bi parce que jàngoro bi nekk na li nga xam ne bi dafa gaaw a wàllaati te xale yi bu ñu leen aarul ñoom seen wàllu bopp daañu dem jëli ko ñëw jox ko seen ay morom donc nañu farlu si loolu ñu dimbali ñu si sensibilisation boobu bu doon tey jii ni ñu tëjee école yi président de la République jël dogal ne école yi tëj nañ ko université tëj nañ ko même case de tout petit xam tout tànk yi ñoo fay nekk dañ ko tëj loolu donc bu ñu tëjee loolu yëpp ça ne veut pas dire que daara yi moom suñu yoon nekku si déedéet daara yi si école la ñu bokk si école yi la ñu bokk parce que ñoom dañuy defar dañuy yar dañuy defar kon ñooñu te ay mbooloo nekk si surtout fii si Touba parce que Touba dëkku daara la wax sëñ Touba dëkkam dëkku daara la dañ fiy jàngale alxuraan moo tax sëtam bi tamit bu mu ñëwee tey jii ñu ànd ak moom depuis suba ba léegi wax dëgg yàlla muy jox ay produits daara yi pour vraiment ñu mën a jàpp xale yi ñu faggul leen si jàngoro bi te yàlla nañu si yàlla may ndam ndaxte jàngoro bi ñun ñëpp ñoo ko war a xeex guerre la dégg ngeen ñenn ñi sax du ni président français nee na guerre mondiale c'est une guerre kon ñun tamit dañuy taxaw xeexante moom xeex ko ziar ak si baatin loolu donc yàlla nañu si yàlla may ndam di sant yàlla sunu borom tamit ndaxte coronavirus faatugul kenn fii si Sénégal te yàlla bu mu fi faat kenn yàlla nañu si yàlla may ndam du yomb moo tax tout le temps dañu si def rek lu ñu mën yéen tamit ñu ngi leen siy gërëm parce que yéen it war ngeen siy def lu ngeen mën war ngeen jóge seen daara yi leen expliquer ñoom mi ñuy def ay déclaration yu mel nii parce que loolu day tax vraiment population bi yëpp xam ne lii du c'est une bataille communautaire du sous-préfet rek wala du état rek du kii communauté bi yëpp askan bi yëpp ñoom ñoo war a bokk joxante loxo ñu xeex bi jàngoro. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. ñu ngi nuyu sant ñëpp ñu sant ñi nga xam ne ñoo lay àndal ci suba ba léegi mu di préfet ak ñi nga xam ne ñoom la ñu àndal ak aussi yéen journalistes yi ci liggéey bu rafet bi ngeen def di sant itam ñi nga xamante ne bii ñoo nekk ci daara yi muy waa rabita bi ñu jógee ak Serigne Sam di ko ndokkeel ci kaddu yu am solo yi nga xam ne moom la fi yëkkati foog naa yooyu kaddu mooy kaddu yi nga xam ne moom lañ bëggoon a dégg ngir leeral nit ñi xamal ni tey nag li nekkoon sunu yitte mooy ñun dañoo jógoon ne kat li ñuy def dañ koy tàmbalee ci daara yi loolu itam li ko sabab du dara lu gis nañ ne ñooy ñi nga xam ne ñoo gën a néew doole te ñoom liñ digle def nañ ko ba noppi parce que daara yëpp tey jii confiné nañ seeni donga daara kenn dematul fenn te loolu xañ na lott nañ ci lu ñuy toppatoo daara yooyu ñu ne woon dañu koy def itam ndax sakku ci ñaan ci barkeb alxuraan suñu borom suturaal nu
dimbale nu tin sunu kilifa baax yi fi dekk ba jeexal mbir mi ci Sénégal jeexal ko mboolem ci àdduna si kon moo taxoon tey ñu xëy di wër daara yi ngir li nga xamante ne bii mooy ay ndimbal yoo xam ne danañ ko def di sant nag bu baax a baax ki nga xamante ne bii moo di Cheikh Mouhamadou Mountakha ndax moom moo wane yoon wi ndax dafa ñaan ba noppi daal yëkkati koppar yu takku jox ko président de la république ndax que lii maa la ko jàppalee ci nu ñuy xeexee jàngoro ji kon kooku dafa war a aw yoon kon képp ku dib taalibe képp ku dib jullit képp ku dëkk ci réew mi dundu doomu aadama yitteel la war ngaa jóg seq ay jéego ci yoon woowu ngir jàngoro ji xam ne ñun ñëpp ñoo war a maase ànd xeexandoo ko di itam rafetlu jéego yi nga xamante ne bii ak dogal yi nga xam ne président teel na ko jël loolu ñëpp itam Sénégal ànd ci ak moom muy ku jëg politique gi muy kilifa diine yi muy kilifa aada yi kenn desut kon tey jii mel na ne Sénégal def na benn bopp ñëpp maase ànd di xeex jàngoro ji loolu nag foog naa ne sunu borom danañu tin ba wax nañ ko léegi alhamdulilah kenn loroogu fi ñu ñaan yàlla rek kenn bañ fee loru waaye surtout ñu fagaru te moytu fexe ba ñi muy dal ci réew mi bañ a bareendoo ndax su bareendoo dina indi ay complications. feebar bi dafa am ndax su amutoon Serigne Mountakha du ci dugal loxoom xanaa ma des naa weddi ku nekk ba mu des ki nga xam ne moo fi toog Serigne Touba te li nga xam ne yëkkati na ko def ko ci loolu rek tegtal la ci ne feebar bi lu am la ndax bu dee tubaab yi ñoom adduna moo leen yitteel te lu jëm ci wàllu koom moo leen yitteel te tey jii seen économie yëpp dakkal lañu ko dara doxatu fa dëkk yëpp tëj nañu ko kenn duggatut kenn gënatut kenn jaayatut benn production amatut kon loolu day tegtale ne feebar bi lu nekk la ndax ñoom tey jii ay milliards yu du jeex lañ ciy perte bu ñëwee Sénégal gii tey boo demee port Dakar doxatut nga xam ne kon loolu ay milliards yu du jeex moom la ci état bi di ñàkk président de la République dem ba ndeket feetu 4 avril amatut muy feet gi nga xam ne moom la ñu gën a fonk ñoom kon loolu lépp day tegtale ne tawat ji amul lu ñuy sikki sàkk ci ne am na ak amut te kenn amul intérêt wala sax mën naa ne kenn ñemewut di xëy di wax yu mel noonu ci ay caaxaan ndax fii ndax ay mukallaf rek ñoo fi nekk kenn xamul leen ci ay caaxaan kon nag li nga xamante ne mooy li ci des moo di gannaaw bu ñaane ba noppi ñu nag fagaru jël suñu ay matuwaay bu ñuy gisee ñu naan nit ñi nañu toog seen i kër dañoo gis ne fa nga xam ne tawat ji fa la njëkk a jaar gannaaw ba bu nit ñi toogee seen i kër ci la tawat ji tàmbale wàññi bu demee réew mel ne Chine nga xam ne dëkk bu mu génn 11 millions de personnes ñoo fa nekk dañoo tëj ñëpp ne bu kenn génn bu kenn dem fenn tey jii ña ngi tàmbaliwaat reprendre seen économie réew ma ngi tàmbalee doxaat ndax tawat ja ma ngi wàññi ko bu baax a baax kon baatu tawat ji amu fi moom ci dëgg-dëgg loolu moom nañ ko ne tegg fi suuf ndax loolu musiba la dafa naa même ña ko doon wax ñëpp tamit ñu ci bari sax dellu nañ ci ginnaaw ndax xam ne léegi tawat ji lu nekk la donc kon foog naa loolu ay rumeur la woon rek waaye jàpp naan tey jii weesu nañ foofu kon tey fi ñu toll mu ñun ñëpp ñu àndandoo nekk benn xeex jàngoro ji xam ne moom rek moom la teg fi suñu kanam bu ngeen gisee mboolem leader politique yi nga xam ne am na ñoo xamante ne bii foog naa ne mosuñu ànd ak nguur gi ci dara tey jii ñoom ñëpp ñoo jóg ne président ñu ngi sa ginnaaw te ñooñu foog naa bu ñu defee loolu si beneen tegtal la buy wane ne tawat ji lu am na te lu ay caaxaan kon nag bu ñu ko caaxaan li nga wax léegi nag ñun dañ ci am double responsabilité bu njëkk bi xëy na mooy wala waaye beneen bi aussi moo di en tant que ku bokk njabootu Serigne Touba moo tax nag ba nit ñi dañoo war a wax ak ñoom dañ leen aussi war a jàppale moo tax ba tey jii ñu xëy di def lii te jàpp ne incha allah dañ koy ànd ak ñoom lii jéego bu njëkk seq la waaye dana am yeneen jéego yoo xam ne mu ngi ci topp sax maa ngi ci la wax danañ ko joxe incha allah dana ko joxe te tey jii li ma ñàkk fii ëpp na loolu te du ma yem ci li dana def la incha allah. Je voudrais tout d'abord remercier le sous-préfet et à travers sa personne le préfet et le gouverneur qui quand même depuis le début de l'apparition de la maladie à Touba sont en train de faire un excellent travail.
Et je voudrais vraiment les féliciter pour tout ce qu'ils ont fait depuis. Je voudrais également remercier tous ceux qui m'accompagnent ce matin donc pour faire le tour des Daara et en profiter aussi pour remercier l'association des maîtres coraniques du Sénégal à travers Serigne Khali Diakhaté et Serigne Bassirou Abibou. Également remercier donc Serigne Sambousso et surtout le remercier pour ces mots clairvoyants, en tout cas les éclairages qu'il a apportés aujourd'hui à propos donc de la maladie et de la manière dont nous devons nous comporter. Aujourd'hui, nous sommes à Touba, dans le cadre de la lutte contre la maladie, qui, selon l'OMS, est aujourd'hui devenue une pandémie. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est tout le monde, je veux dire, c'est pratiquement l'ensemble des pays qui est touché par cette maladie qui est partie de la Chine. Et qui est une maladie qui est extrêmement contagieuse. Et qui est une maladie également, et vu la façon dont nous vivons ici au Sénégal, nous devons prendre les devants pour que la maladie ne s'installe pas durablement, puisque sinon elle fera des ravages. Puisque vous savez, nous avons des relations sociales assez poussées. Dans les maisons, vous allez dans une concession, vous trouvez peut-être 20, 30, 40 personnes. Donc si on laisse la maladie s'installer, ça va être la catastrophe. Raison pour laquelle nous devons nous tous, en tout cas nous unir derrière le président de la République qui a pris le devant pour combattre la maladie. Et je voudrais profiter également de cette occasion, en tout cas pour le remercier, mais aussi donc le féliciter pour le leadership dont il a fait preuve, les décisions extrêmement courageuses qu'il a eu donc à prendre pour lutter contre la maladie. Mais également remercier l'ensemble des chefs religieux qui sont unanimement quand même d'accord sur ces décisions et donc qui l'appliquent aujourd'hui et qui donc l'aident en tout cas de manière assez décisive pour que la maladie là puisse être vaincue au Sénégal. On peut être étonné que l'on soit sceptique aujourd'hui, puisque si l'on voit les dégâts, en tout cas au plan économique, que la maladie donc a engendré un peu partout dans le monde, et l'importance de l'économie aux yeux de l'Occident, aux yeux donc de la Chine, je pense qu'on ne devrait pas en tout cas montrer un quelconque scepticisme par rapport à cette maladie-là. Ici au Sénégal, nous avons vu donc nos chefs religieux annuler ou célébrer autrement de très grandes manifestations. Nous avons vu également le président de la République célébrer lui aussi autrement le 4 avril. Cela veut dire que la maladie est bel et bien là et c'est une maladie extrêmement contagieuse, c'est une maladie extrêmement dangereuse et que tous, nous devons prendre conscience de son existence et que tous, nous devons en tout cas faire bloc autour de nos autorités. Et tous également, nous devons écouter les consignes que nous donne le personnel de la santé, qui est également en train de faire un excellent travail et je les félicite au passage. Et donc je lance un appel à toute la population de Touba, à toute la communauté mouride, pour que dans l'élan de Cheikh Mohamed Mountakha, qui a donné 200 millions au président de la République, après savoir organiser des récitals de Coran et de Hassida, que dans cette siège-là, que nous tous, que nous fassions bloc autour de sa personne pour appliquer ces recommandations, écouter ce qu'on appelle les sachants. Je parle des médecins, de ceux qui sont chargés donc de gérer cette maladie-là. Et je pense que si nous le faisons tous, nous pourrons vaincre la maladie parce que unis, nous vaincrons et rien ne pourra nous résister. Merci. Rafah TV, une chaîne de télévision culturelle et religieuse. Rafah TV, ñëppay dañ agréer.